asalaamaaleykum mbokk yi man Seydina Seck maamaan mbégte ak bànneex di jàkkaarloo yéen fii ci seen biir émission pencum diaspora fii si rajo xalimasn.com nekk suñu 16e numéro mbokk yi tey dañuy fas yéene rek comme ni ñu ko daan defee di wax ci actualité di wax ci scandale yi nga xamante ni ñu ngi xew ci suñu réew di wax li nga xamante ni moo yitteel askan wi tey nag dañu leen jukkil tolluwaayu port autonome de Dakar fas yéene tamit ñëw wax ci wàllum santé jeexale ko nag ci mbirum parti socialiste mbokk yi junj naa ko léegi port autonome de Dakar bokk na ci port yu gën a mag ci Afrique de l'Ouest président de la République dénkoon ko ku ñu naan Cheikh Kanté ump leen nag gestion ma nu mu demee woon Cheikh Kanté jëndoon na daanaka moitié presse bi yépp bu ñu xëyee ñu ko riitil di ko tatagal di ko jay woykat yi ku jug woy di maye millions ay millions et des millions des dizaines de millions nga koy maye te laataa loolu amoo ko woon ça veut dire que donc l'argent du contribuable la jëloon di ko séddale di ko saraxe di ko maye yëwantiloo moom lépp rek ndax mbirum politique parce que boobu soxla woon na base politique gannaaw ba nag système nguur nu muy fonctionner mooy dañuy xiifal population bi lottal leen ba ñu lott jël xaalis di leen ko jox ngir ñu mën leen a topp ndax ku la abali bët fu ko neex ngay xool loolu moo nekkoon intention Cheikh Kanté instant boobu bëggoon na am tur bëggoon na siiw ñoom Viviane woykat yi ku jóg woy ko yaa ko jóg ma ñaaw yaa baax mu mel ni baaxam ñu ngi koy doog a xam gannaaw ba ñu ko dénkee port autonome de Dakar loolu moo dangereux Sénégal loolu mooy lu bon ci Sénégal chaque jour ma joxe exemple Serigne Modou Niang di promoteur ñu naan ko promoteur de l'alternance ana ñu daan tuddee drapeau yëpp ndax si dañ ko daan tuddee ndax seen ndomba tànk yu ñu yor mais Sénégal du ñu woy mukk nit ki ndax kóllëre wala ndax xarito wala ndax lu ngeen séq sa xaalis rek la ñuy xool Cheikh Kanté di guuxi lex di jayeeku yaakaar ne bu asamaan si doon wàcc sax mën na ko téye ndax nag dénkuñu ko lu ndaw port autonome Dakar la ñu ko dénkoon tey nag président jël ko tegg ndomba tànk boobu teg fa kii di Aboubacar Sadikh Bèye dinaa si ñëw léegi mais laata loolu Cheikh Kanté boo demoon tey ci port ba système de recrutement benn la woon ministre Macky Sall yi kenn ku nekk yónnee nga presque une dizaine de personnes yoo xamante ne tey da nga leen ko recommandé ndax Sénégal yàgg naa lay wax ne leen lu ñuy jëlee nit naan dañ naan ku la fi yabal xooluñu compétence xooluñu jaar-jaaru nit ki xooluñu loo mën xooluñu loo mënul ku la fi yabal rek c'est la seule question boo xam ne moom lañ lay posé tey bu ngeen demee port ba waa Iñaam yi mooy dëkk bi Farba Ngom nekk ñoo fa fees dell ñoom ñoo fa fees dell seeni mbokk rek ñoo fa nekk parce que mënuñoo comprendre yow instant bu ñu lay dàq la ñu ko mën a tuddee wala appelé à d'autres fonctions lu ci mën a am rek mooy ba mu fay jógee ñu fa bàyyi benn scandale boo xamante ni ndax ba ëllëg sa ndax ba ñu ko fa jëlee ba ci ëllëg sa ci la Cheikh Kanté signé lu mat 388 yéen a ngi may dégg 388 CDI contrat à durée indéterminée ak 28 CDD 28 mu nekk loo xamante dafa ñaaw ci réew nañu yërëm askan wi pay bu ñu doon def bilan en 2016 plus de dette 200% de dette 200% de dette kon kii yaakaaroon naa ne bés buy génn port off nag la waroon dem wala këy wala rëbës mais ce n'est plus normal ñu koy jël di ko jox poste ministre loolu moo grave c'est ça qui est dangereux moo tax encore une fois damay remercier kii di le nouveau directeur général Aboubacar Sadikh Bèye wax dëgg yàlla xamuma ko mais tànk yi mu jubte xam naa ni tànku liggéeykat la parce que tamit Europe c'est la meilleure école de formation moom état Amérique la nekkoon Amérique yaakaar naa ne foofu nit mën na fa tëre lu nekk ba mu des liggéey ndax tukki ku fa jëlewu alal tam di nga fa jëlee xam-xam moo tax monsieur le directeur continuer di ñu wan ñaawteef yi nga xamante ni moom la Cheikh Kanté doon def ci port ba du métti nag ndaxte Sénégal bëgguñu dëgg bëgguñu ko leen wax dëgg bëgguñu ko leen wan dëgg léegi waa APR dinañu commencé di la xeex parce que tey jii lii ñaawteef mënu ko raw dina métti nag loolu moom man maa la ko wax lu sa kanam mooy gën a métti fuuf ndax jël nañ seeni nit ñoo wër port ba lu fa xew sooba nga dinañu ko wax dinañ la fa teqatal
bu ay nit jógee di manifester di réclamer waat Cheikh Kanté pour mu ñëwaat sax bu mu la bett malheureusement noonu la Sénégal di doxee bugguñu dëgg bugguñu liggéeykat di ñaan yàlla nag yéen bu woyof ndaxte port yaakaar naa ni réussite port réussite ñëpp la loolu moom il faut mu leer mbokk yi mbirum santé wax dëgg yàlla Sénégal suñu santé bii askan wi dee santuñu leen askanu Sénégal santuñu seen santé réew boo xamante ni ba ñu fi tegee plan Sénégal émergent en 2014 dafa amoon benn programme bu ñu teg ñu tuddee ko PAP di programme d'action prioritaire mais bu ñuy xool santé bi ñu ngi ko teg ci 7e position sur 8 7e sur 8 donc mooy wane ne tey nguur gi leneen la jël def ko priorité mais santé bokk ci éducation bokk ci mu nekkoon ñaari bànqaas yi nga xamante ni moom la nguur war a téye ndax ñaari yooyu ñooy téye réew jàng ak wér-gu-yaram mais ñoom ñu ngi ci yumbaay yi ñu ngi ci po mi ñu ngi ci luubali ku nekk yaa ngi xool nooy war a mën a luubali alal ndax yaakaar nañ ni seen mandat bi ci la ñuy yem seetaan sénégalais yi ñuy sonn boo demee hôpital Dantec ñu ngi ko marron beige ba mu fees dell nit ñi ci couloir yi nga leen fekk ñuy tëdd ñu leen di laalal basan malade bu ci xaw a tane sax ñu génne la salle bi sémi bi ay naxaate moo ci ëpp ndax tey préparé wuñu ko tey bu ñu bëggee ne xale de 0 à 5 ans doo fay alors que ordonnance yi ngay jënd moo gën a cher ndax pharmacie yi amatul dara léegi ci biir hôpital yi jaay nañu lépp dara amatu fa xam ngeen ni tey xale bi génn àdduna berki dëmb xam nga ni Sénégal war nañoo mën a dépasser fu ñu toogee naan ko amul alal doo faju man xam naa ci dara yóbbu nay malade ba sonn boo demee xaalis la ñuy njëkk a laaj ku mu àndal ku ko indi bakkana amul njëkk wér-gu-yaram nit ki xam naa dama xam ni sax bés bu sapeur pompier seen devise bi ñu sauver ou périr bés bu ko médecin doon def ñoom ñëpp dinañ périr ñoom ñëpp nag dafa doy waar nag mbokk yi ñu en 2017 mënuñoo am système santé bu baax tey boo demee service d'accueil yi bu ñu la teeroo rek sa feebar yokk bu ñu la teeroo rek sa feebar yokk hôpital yi tilim nañu ay gants sax ay gants à jeter sax dañ koy denc di ko fóot boo ñu ñëw di si baxal seen seringue li sax boo ko xoolee sa yaram daw loolu mooy suñu système santé mel ni amuñu benn formation benn formation amuñu ko femmes yi matu lu ñuy daj kenn du ko wax façon toroxal bu nekk dinañ leen ko def ñoom ñuy jigéen waroon na gën a jigéen ñi góor ñi sax ñoo tane jigéen ñi wallahi góor ñi sax ñoo tane jigéen ñi ñu si bari dañoo ñàkk kersa mel ni ñoom ëllëg du ñu feebar mel ni ñoom ëllëg du ñu jur da ngay ñëw ñu jël seen téléphone yi def ko seen poche blouse yi yore seen écouteur di yey seen chewing-gum di wax du ñu la sax faale man moo tax président de la république xaalis bi mu jël di fay plus de 50 ministres conseillers wax dëgg yàlla plus de 75 millions dinañu ko fay ci ay ministres conseillers yoo xam amuñu benn njariñ président de la république man Seydina Seck man maa lay conseiller nga dàq sa ministre conseil yëpp tey seetaan série Idole daf leen conseiller ndax lépp luy feebar yi nekk société sénégalaise waa série Idole ñu ngi koy démontrer ñu ngi koy wan bu baax ba ci santé bi may wax nii ñu ngi koy wane corruption buy am diggante directeurs généraux yi ak journalistes yi ñu ngi koy wane ci gouvernement bi ak journalistes yi ñu ngi koy wane lépp luy feebar luy jàngoro lu nekk si suñu société bi ñu ngi ko fay wane dàqal yooyu tey seetaan ni c'est gratuit kenn du la ci fayloo dara parce que nag dama yaakaar ni amatoo ay bët yooyu xoole Macky Sall bu ñu gisoon ci opposition bi ak Macky Sall bu ñu gis léegi ça fait deux c'est diamétralement opposé dafa métti ngay gis tout le temps ay nit di dee par négligence tout le temps nag dafa am loo xam ne nag buy xew ci réew daf ñuy daal di tiital ndax réew boo xamante ni ñi ngi naan ay budget 4000 milliards sa santé baaxul sa éducation baaxul sa koom baaxul baykat yaa ngi nii seen gerte gaa ngi nii ñu ngi koy bay gisuñu sax ren ku ko jënd chinois yi kaan jënd dégg naa daw nañu dëkk ba lu fi jot a nekk as néew ci koom ñu ngi koy pàccoo ndax bu ñu jëloon santé def ko priorité ndax dina am lu bari loo xamante ne dinañu wàññi seen dépense ndax moom le président de la république moom moo fi daan wax naan ministres yi nañu wàññi seen i dépense mais moom kay balaa ngaa bay sa weewu tànk année 2016 73 milliards la ñu jëloon def ko ci budget présidence tey ñuy wax naan 88 milliards plus de 15 milliards nan lañ ko justifier
ci ay ambassadeurs itinérants ay ministre conseil yu ñuy yokk ministre conseil yoo xamante ni wax naa leen ko sànq amuñu benn njariñ ak ay chargé de mission jël waa OFNAC yokku OFNAC nga xam ne ba ñu ko fi sampee ba léegi ba tey sénégalais yi gisuñu njariñ bi ay conseil économique social environnemental Sénégal am na yoo xamante ni wax dëgg yàlla sénégalais yi lu ñu lekk ak lu ñu fajoo ak fu ñu jàngee la ñu soxla parce que nag yéen gannaaw ba yéen seen doom jàngeewul fii yéen bu ngeen feebaree du ngeen fi fajoo mënoo leen xam jafe-jafe yu ñuy dund ñun askan wi mënoo leen ko xam mais bés bu ngeen ko xamoon billaahi dépense ak yàq yi ngeen nekk di ngeen ko bàyyi. tey boo demee tey présidence France Élysée bu ngeen fa demoon tey jii seen budget annuel 103 millions d'euros la 67 milliards 500 laa la wax ci France ñun Sénégal ñu ngi ci 88 milliards. mel ni président dafa fàtte kàddu yi nga xamante ni moo ko fi yëkkati woon ñu àndandoo déglu ko ñëwaat ci waxtaan wi. la muy jëriñ Sénégal nee na séddale bukki moo fi nekk maanaam nguur gi day jël lépp bàyyi askan wi lu tuuti parce que fonctionnement bi mooy jël maanaam ñetti xaaj boo xaajee budget bi ñeenti xaaj ñett yëpp ci nguur gi lay dellu. donc loolu bu ñu ko wàññee maanaam doxalin bi ministère yu bëri yi ambassade yi ak yenn mbir yi. bu dàq ay nit force ba nga dinañ leen di déployer. da nga mën a wàññi tuuti si taxes yi ñu teg askan wi su ko defee essence léegi nan ngeen mën a comprendre ne Mali jëlee Mali carburant mu ngi koy jëlee Dakar fii ci Sarr mu def 1000 kilomètres ci ay camion doo ko yegg si Mali ñoom ñu koy jaayee 600 francs ñun ñuy jaayee litre 900 francs loolu mën na yéen a maanaam kon boo xoolee lu waral lool da ngay gis ne Sénégal taxe bu muy teg ci carburant bi moo bare ndax fonctionnement moo diis budget président Sénégal rek moo ëpp budget président bu France loolu yenoon na maanaam France budget président Sénégal rek moo ëpp budget président bu France loolu yenoon na maanaam France nga xam ne benn ministère am ëpp na 4 fois budget Sénégal léegi budget président bu France mu gën a tuuti budget président bu Sénégal donc mbir maa ngi foofu nañu wàññi doxalin bi wàññi puukare gi pour def alal ji fi ñu ko war a def maanaam ci askan wi ci wàllu wér-gu-yaramu askan wi lu ma soxal la. jërëjëf monsieur le président ñoo ko déggandoor mbokk yi. lii la fi waxoon ba muy wut réew mi lii la gëm la woon nit ñi ba muy wut réew mi tey gis ngeen kàddu yi tey nga xam moom la fi waxoon ak li nga xam moom la ñuy jëf tey ça fait 2 dafa wuute te le même président moo fi taxawoon wax ni 5 ans lay def du mus a def 7 ans kooku nag tey bu ñaan tey taxaw di ñu wax na waxu 3e mandat du ko def nañ ñu wax ban président Macky Sall la ñu war a gëm kan la ñu war a mën a gëm waxu 3e mandat woowu entre parenthèse la woon rek pour mën a justifier li nga xamante ne tey moo la fi waxoon démb ak li mu jëf tey mais ba tey mbokk yi Sénégal a ngi nii li mooy Sénégal tey lu ñu naan nag jikko wutkat wuute naag loolu jikko ko am suñu njiit yi nañu dellu di yërëm askan wi nañu jël soxla askan wi def ko priorité nañu leen jaamu ndax si suñu alal si la ñuy fajee seen si la ñuy amee seen salaire ci la ñuy laqee carburant yoo xam ne di jël seen grosse voiture yooyu xaw ma ay 8-8 la xaw ma ay 16-16 la plus de 3 milliards la ñu prévu pour carburant mu nekk loo xamante ni yàq mënut a weesu loolu puukare mënut a weesu loolu te gis ñu lu askan wi lu ngeen leen liggéeyal bu fekkoon sax dañoo ànd ak ay résultats ñu mën a wax mais tey la ñu gën a xiif ndaw yi tey la gën a mën a ñàkk liggéey courant bi tey la gën a cher ndox bu ñuy naan tey la gën a bon hôpital yi moom dama kaa jëlale njàngum xale yi dama kaa jëlale jafe-jafe napp gi dama kaa jëlale xam nga ni jën gu baax sax gën ñu kaa lekk Sénégal wala ku koy lekk tamit du baadoole yi sàmm yi tey la ñu gën a sonn dinañu si ñëwaat ngir yàlla nañu jiital intérêt askan wi ngir yàlla nañu sóoraale suñuy doom ëllëg ngir yàlla nañuy fàttaliku démb suñuy maam réew bu ñu bàyyil nañu def lu ni mel. mbokk yi maa ngi jégalu bu baax nag bëggoon naa si ñëw ci mbirum parti socialiste waaye xam naa dañu koy def émission spéciale ndaxte temps bi aussi bëgguma muy dépasser 15 minutes donc maa ngi jégalu bu baax dinañu si ñëwaat ak yéen seen prochaine spéciale boo xamante ne ci mbirum parti socialiste rek lañu ciy waxtaan. maa ngi jégalu nag bu amee ay kàddu yu ci rëcc di ci baalu ñëpp àq te di leen balaax jërë ngeen jëf.